étudiants yi nga xam ne ñoom laay jàngal droit international pour nga gëm ay droit international ay droit de l'homme foog nga nekk ay idéaliste maanaam ki nga xam ne t'as un peu les têtes dans les nuages mais idée wu tey c'est-à-dire impossibilité wu tey ñooy nekk réalisation wu suba yi pourvu que mu am ay nit nga xam ne am nañ gëm-gëm bi pour xeex ko pour mu ànd lu koy firnaal sekk ba ma gëjee gis yàgg na ba ma gisaatee sànq nee na ma ba ñuy mujjee gis dama ñëw sa bureau ak opposition Gambie dëgg la du dëgg 2015 man maa njëkk ak Sidia Mbaye organiser benn conférence ci benn hôtel soriwul ci Champs-Élysées ñu indi opposition yëpp ñu jógee Suède ñu jógee Amérique ñu ne foog ñu toog ñu xool élection yi nga xam ne moom la ñu jëm ak bu Yaya Jammeh boobu dem nan la ñu muy def laaj bi ma laaj benn journaliste RFI mu ngi foofu woon boobu ma laajee mais Yaya Jammeh ñëpp xam nañ ne moom dictateur élection yi bu ko ñàkkee ne du dem lu ñuy def ma ne leen CEDEAO day intervenir ñu wut mandat au conseil de sécurité ñu def ko mu reetaan ko tout ça ça paraissait théorique et pourtant ci noonu la jaar dictateur yëpp nag loolu la c'est-à-dire ñoom dañuy ñam rek duñu arrêté comme damay dem ci sa laaj yàgg na ñam maanaam bu ñu ko indi des décisions wu CEDEAO mu ne non on est souverain wax nga fi sànq philosophe Rousseau moom mooy théoricien wu démocratie l'obéissance de la loi qu'on s'est prescrite et liberté xam nga Sénégal kenn forcé wu ko mu dugg ci traité wu CEDEAO bu demee xaatim nekk ci génnu ci xam nga bu ñu defee dogal day daanu ci moom mu respecté ko dogal boobu dafa nekk ci kawam mu bañ ko respecté dafa nekk ci kawam loolu du ñu tax a dellu parce que ñun du ñu jeng ay principe la ñu doon moom la ñuy dox constitution Sénégal moo ne décision mu wane traité international bu ñu ko publier ba ratifier ko am na valeur bu supérieure constitution fekk benn état toog naan du ma appliquer seen décision du wàññi dara ci intensité wu ak autorité wu loi def na ko ci CEDEAO def na ko ci Karim Wade ne ñu continuer dem comme li ma la wax na ko def xam nga yaa ngi may naan xeex bu ñuy xeex peut-être boo dégloo information yi CEDEAO dem na rencontré nañ ak hémisphère aux Nations Unies patron wu Sénat waxtaan nañ dégg nañ dañu wax ñoom tam dañuy déglu yeneen parti parce que amul lenn li nga xam ne ci li fi am réer nañu wala lenn li nga xam ne mosuñu ko def ci pour yeneen dëkk du ñu toog nag naan ñoo def lii ak leneen parce que boo ko defee da ngay gêner ñi nga xam ne ci mais ñu ngi ciy dox ay jéego ñu ngi ciy dox ci ay jéego et que ci fan yi di ñëw ngeen gis ne dina am intensification parce que contrairement ak lu ñu gëm lu ñuy foog Macky Sall mën na ñëw ak ay ministres ñu nettali ñëpp lu leen neex mais gars yi ils ont des sources yi nga xam ne c'est tellement bien documenté lépp xam nañ ko dañ ci bind ay tur bind ci ay tactique dañuy wax lii mooy revue de presse bi lii mooy dëgg parce que ñoom dañu nekk ci logique anticipation loolu donc ndax sa bopp la après nag gis nga mën nga toog di fecc parce que sa salle dafa fees naan gars yi ay petit parti la ñu yoroon yooyu mais nañu jëm nañu continuer rek nañu continuer ñun loolu man daal lu ma koy maanaam mën nga ne xeex boobu est-ce que jëriñ na dara mën nañ ne jëriñ na dara parce que tey ku wax Khalifa Sall dinañ la ne que détention c'est arbitraire moom nañu ko gindi ci boppu Sénégalais du Ismaïla Madior mooy wax ba dindi ko ci bopp moom la wax mais Sénégalais xam nañ fu dëgg fii loolu moo ci am solo muy Karim Wade xam nañ ko comme xam nañ ko te ñun ay Sénégalais lañ du ñu jenn ñun lu ñuy ñaan yàlla moom mooy débat yi ñu dépassé ko parce que tey ñun ñooy le seul état africain bi nga xam ne mooy ñëw loolu xam nga am na suñu benn naataango avocat la professeur Sall moom ne bokkoon na ci juge u CEDEAO yi boobu mu jeexalee yàggul ñëw na toog ci plateau wu télé juste après ba ma defee conférence su Paris bi ne Sénégal dafa war a respecter abi mu travail ci affaire Khalifa Sall bi wax na donc ki nga xam ne dafa dem ba bokk ci nga xam ne ñooy rendre décision
xam nga bu demee ba nee nañ décision bi ça s'impose au Sénégal coow jeex na. mais ku bëggul dégg du dégg mu ngi mel ni ma toogoon naan la jaww jaa ngi nii nga naan ma gisuma ko ma naan la ji kooku donc damay perte suma temps bu dee bëggoo ko gis mais loolu ñun ci Sénégal du ñu tere def li nga xam ne moom la ñu war a def parce que foofu laay jeexalee mujjantal bi yëpp moom mooy aar jàmm bi nga xam ne moom moo am Sénégal muy suñu paix suñu stabilité. kooku nag tey amul kenn ki nga xam ne moo koy faagaagal ku nekkul Macky Sall parce que chaque jour saa yu bés bu yàlla sàkk day poser ay actes yi nga xam ne day dem ci menacer paix kooku parce que boo ñëwee jël lu toy ni plus de 20 candidats nga génne leen ci course bi alors que ñoom xamuñu woon sax ci yan firnde ci yan nga nar a sukkandiku pour valider wala invalider seen candidature après bu ñu ko joxee ñu ne la ñoo jël si sa procès verbal comme que élève bu ñu recalé ñoo jël sa relevé de note ñu ne la fii de cartouche yooyu loolu yenul maanaam mais bu ñëwee def loolu jël ñii jënee leen dëkk bi ñii mu jël leen caabi féete leen ginnaaw nga ñëw sa discours de la nation naan foog élection yi ànd ak daal ànd ak jàmm mais dañ lay laaj kenn nga yem.